Babacar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yëpp xibaar yeeg doomu Sénégal bi étudiante Lalla Camara weeru mars atum 2019 la ñu ko boomoon ci Angleterre dogal ba nag wadd na ci ndoddal kii def ñaawteef li Moustapha Dia girëb dund la ñu ko daal di tëj démb mbiram Adama Gaye journaliste consultant yi avocat am fas yéene dugal gën nag càkkuteef ngir mu am liberté provisoire gu njëkk ga yoon da ko lankal Adama Gaye ci pàttali démb mu ngi janook attekat bi ko doon déglu ci lu xóot ci dossier bi wàllu xibaar bokk na ca mbiram karange ci tali Sénégal président Sall yëglu ca démb ci ndajem conseil des ministres sàkku ci nguur gi ñu gën a taral li nga xamante ni mooy taxawaay gi benn joxin wi ci permis yi ñu gën ko dëgëral waaye it gën a taxaw ci tali yi ci wàllu contrôle gi muy ci tali yi di autorité Sénégal wàllu xibaar ak màggal ak ñaari rakk yi tey la fàttaliku gi ci diwaanu Ndar ñi nga xamante ni ñooy mbokki jullit yi Sénégal murid yi rawatina yi fàttaliku 1895 bi ku tedd ki Maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul sànnee der ba ca bureau gouverneur ba ca Ndar ci technique bi Aliou Ba. Lalla Camara doomu Sénégal bi ñu boom ci Angleterre weeru mars bi ñu génn tribunal bu Manchester daal dina dogal ci ndoddal Moustapha Dia mi ñu toppee njub ak ñaawteef gi tëj ak atub diirub at kon giirub dundam lañ ko daal di tëj moom Moustapha Dia ginnaaw boomuk Lalla Camara boobu nekkoon étudiante doomu Sénégal foofu ci Angleterre leerali Jean-Paul Ndour. Tribunal àtte na Moustapha Dia di ki faatoon Lalla Camara dina toog kaso giiru dundam. Aliou Camara di bàyyu ki fi bawoo. semaine bi yëpp ñu ngi Manchester dañ doon def procès Lalla Camara mais grâce à Dieu tey la procès bi jeex juge bi condamné na criminel bi à vie. loolu lañ mujj def booy bi dañ koy tëj à vie. Lalla Camara di doomu Sénégal bu am ñaar fukki at ak juróom benn ñu faat ko ca Manchester nekk ca Angleterre. ki ko faat di Moustapha Dia nekk itam doomu Sénégal ñu teg ko loxo ay fan gannaaw bu mu defee ñaawteef bi ni mel tribunalu Manchester jël dogal tëj ko kaso giiru dundam. Jean-Paul Ndour jërëjëf fii ci Ndakaaru kaso bu Rebeuss ki nga xamante ni mooy Sayer Kébé étudiant bi dafa defoon ab diir ci kaso boobee moom la xew ci chambre 11 mu ne du lu ko bett jëm ci kon paatug ñaari prisonnier foofee ubbiteg kaso beneen ci Sibi Xotaan yi jàppul ne mooy saafara gi ndax ci gis-gisam lii di jafe-jafe bi xóot na xóotaay goo xamante ni li ñu war a gën a xool mooy mandat dépôt yi takkarnaase yi lu ne ñoxor njaay ñu jël ne xër nit ñi sànni ci kaso yi Sénégal Abdourahmane Diallo. ginnaaw bu mu defee ñeenti at ci prison Sayer Kébé jaaroon na sax chambre 11 bu Rebeuss di néeg bi nga xam ne ñaari prisonnier fa la ñu ñàkkee seeni bakkan ci fan yu ñu génn nii. képp ki nga xam ne jaar nga prison surtout bu Rebeuss soo déggee situation yi du la bett. Rebeuss presque man def naa fa 13 mois chambre 11 boobu def naa fa 15 jours lu ma gën a marqué si prison bu Rebeuss si chambre 11 presque mooy souvenir yoo xam ne du ma ko fàtte chambre bu xat vraiment ñu dajale fa ay xale guddi gi suñu war a tëdd presque détenu yi ñëppay tiit man presque mun naa ne def naa fa 5 jours yoo xam ne soit damay taxaw wala ma toog vétusté bâtiment yi presque bâtiment yi dafa parfois da nga daan tëdd ba guddi gis ay morceaux yi di daanu sa kaw man ba ma déggee même dama foogoon ne bâtiment bi moo rës loolu laa gënoon imaginer parce que tellement que bâtiment yi dañu ancien. ndaw mi nga xam ne nag dañ ko joxoon ñun baaramu tuuma ci lu jëm ci wàllum terrorisme tey jii bàyyi nañ ko muy yokk di xamle ni ubbi prison Sébikotane loolu du tax Rebeuss féex. même prison Sébikotane bi ñuy wax sax même suñ ko ubbee yaakaaruma mu nekk solution parce que du loolu mooy mun a régler problème bu am Rebeuss. au-delà de Sébikotane bi xoolaat mandat dépôt yi ñu ngi koy délivrer presque soo xoolee foofu su amee 10 yuy génn presque chaque jour dina am presque 80 yoo xam ne ñooy dugg presque loolu soo ko enseigné si mois bi rek prison bi day fees. ginnaaw nag bi ñu ko bàyyee moom Sayer mu ngi yeggali ay kuuram ci jamono ji sax mu ngi waajal examen baccalauréat yi nga xam ne le 8 octobre yi ñu jëm ni la koy amal RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane Adama Gaye journaliste consultant mu nga fa ca biir Rebeuss moom nag lu jëm ci wàllu càkkuteef ngir mu am bayik nag ndiko avocat yi daan ci jubluwaat bu njëkk ba ñu ngi ko sàkk woon 29 août yoon daal di leen ko gàntal ci wàllu daañ ko dugalaat ñoom avocat yi ci kenn ci ñoom la ñuy àndal sax maître Cheikh Amadou Ndiaye ñu teewlu ko maître Cheikh Ndiaye ak Abdoulaye Diop.
suñu client bi tudd Adama Gaye tey juge d'instruction bi woolu na ko ba mu ñëw déglu na ko enquête na ko laaj na ko ay laaj tontu na def nañu ñetti waxtu yoo xam ne yi ñu ngi woon ci bureau juge bi enquête bi jaar na yoon parce que avocat yëpp ñu nga fa woon avocat yi nga xam ne yi juróom-ñetti avocat yi nga xam ne yëpp constitué wu nañ pour moom ba pare juge bi aussi jël na temps laaj ko moom tam jël na temps comme ni ñu ko laajoon li mu bind li nga xam ne lii moom moo ko bind assumé na ko dellu siwu ci ginnaaw benn yoon maanaam bind na ci ñi nga xam ne lii mooy gouvernance su pétrole bi critiqué na ni ñu koy doxale loolu en tant que citoyen def na ko assumé na ko leneen li nga xam ne li nag dañ ko wax ne dañ ko jiiñ ñu mbiri saaga loolu nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg parce que moom du saaga kilifa la te du saaga kenn aussi du nangu kenn saaga donc loolu daal ci enquête bi tey noonu la dox léegi nag am na ci beneen pàcc boo xam ne bii gis na partout ñuy wax ne demande liberté provisoire bi dañ ko rejeté waaye dama bëgg a xamal nit ñi Sénégalais yi demande liberté provisoire boobu ñu rejeté mooy keroog bi nga ko waroon a entendre maanaam le 29 ñoo gis ne mbir moomu daal mujjul ant te juge d'instruction bi newoon na daal jour boobu du ko antaat gannaaw nag ñun joxuñu woon benn raison bu tax ñu comprendre report boobu te bindoon nañu benn demande de liberté provisoire boo xam ñu ko déglu woon ba pare ñu def dañ koy déposer comme ni ñu koy defee tout le temps moo tax ñun ñu ne nañ ko déposer kanam comme bind nañ ko déposer moom moo doon dox ba yegg si tey juge bi jël décision rejeté ko mais tey nag moo tax ñu ngi ko dégloo ba pare ñu ñëwaat bindaat beneen demande de liberté provisoire bu bees ñu déposer ko. Maître Cheikh Amadou Ndiaye avocat Adama Gaye journaliste consultant. karange gi ci wàllu yoon yi Sénégal ak tali yi ak accident yu métti yu nu fi dund fan yi lay bokkoon na ca waxtaan bu démb ci ndajem conseil des ministres président Macky Sall sàkku ci nguur gu Sénégal ñu gën a daal di dëgëral taxawaay gi benn ci wàllu joxin wi ñeel permis ba ca topp ci wàllu contrôle gi ñu gën ko daal di renforcer muy ci tali yi di autoroute yi Sénégal ba nga xamante daal daañu wàññi bu baax musiba yooyee ak tiis ak naqar yi muy dugal ci njaboot yi ci Sénégal leneen ci wàllu conseil des ministres ak démb gi ci wàllu dogal yi président Sall bokk na ci ki nga xamante ni moo nekkoon jamono jëwriñ ñu dénkoon ko wàllu mbay mi fii ci réew mi Papa Abdoulaye Seck dal nañ ko daal di fal léegi ambassadeur bu Sénégal ci Italie ci FAO loolee bokk na ci dogal yi tukkee ci conseil des ministres wax na it moom président Sall ginnaaw si jaare ko ci tweet ci internet ci la xew ci Afrique du Sud ak it diggam ak it dëkkandoom ak réaction yi mu jur tiis woowee président Macky Sall ne nanu jiital li nga xamante ni mooy wegante ak dal ngir li nga xamante ni mooy njariñal Afrique lëmm tiisoo na ñaawlu loolu nga xamante ni xew na fa ne ay incident fàttali ni la xew ci Afrique du Sud juróom-ñaar ci bakkan rotee na fa bokk na ci réew ci loru Nigéria République démocratique bu Congo Rwanda Sénégal borom bi def na jàmm ci leerali kilifa yi fa toogal sunum réew ak it kenn ku nekk foofu sax ci Afrique du Sud def seede démb ci antenne bu RFM amul bakkan doomu Sénégal bu ci rot ñu fàttali nag ni forum économique bay am di forum économique mondial ci Afrique du Sud ca nu daal di ko tàmmali démb ca Cape Town ñu bari ci ay dëkkandoom danoo daal di dëddu ndaje moom bokk na ca réewum Zambie mi nga xamante ni sax ci wàllu match amical waroon dox diggam ak Afrique du Sud daal dina ko faf ba ndax wàllum karange. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. SNEL syndicat jàngalekat yi nga xamante ni enseignant libre yu Sénégal àndunu ci nu jëlee fi certificat fin d'études élémentaires dañoo jàpp ne day wàññi daraja li nga xamante mooy cycle élémentaire gi dugal ak tayaloog yeneen ak wàcceeg niveau élèves yi moo waral àndunu ca ñu ne dañu ci déglu ki ci yore wàllu communication SNEL bànqaas ba fare Thiès Modou Thiam ak Oumar Mbow. d'abord dañ ci am naqar ak njàqare ndaxte ku ne xam na ne xale bi duggee école jàng juróom benn at lépp loo xam mooy moom la bëgg mooy am diplôme bu njëkk muy CFEE kon bu ñu xëyee dégg organisation bu toll ni ko ci def ñu ne dañ ko bëgg a supprimer loolu dañuy jàpp ne luy rey école la dañuy jàpp ni luy tuuti jàngalekat bi nga xam moo nekk ci dugg doom bi leen doon dañuy jàpp ne également dafay transformer école yi comme genre jardin d'enfants rek maa xale bi day jàng te amul dara lu koy xaar amul benn diplôme boo xam mooy à la fin de son cycle mooy wane ne am na benn diplôme boo xam ne jaar na école primaire moo doon lu ñuy naqarlu ñuy demander son excellence monsieur le président de la République à travers son ministre de l'éducation mesure bu mel noonu mesure bu impopulaire et bu ñu sax xalaat ne dañ ko jàllale au Sénégal parce que duñu ko seetaan parent d'élève en tant que parent d'élève duñu ko seetaan en tant que enseignant duñu ko seetaan en tant que également jàngalekat duñu ko seetaan et vraiment c'est trahir même les enseignants mais c'est trahir également l'élève parce que après 6 ans de scolarité élève bi génn itam yëpp bëgg-bëggam yëpp mooy décrocher son premier partenaire mooy certificat de fin d'études élémentaires.
ñu dem ba diwaanu Njaareem waxtaanee waame gi muy wàllu inondation ca marché Ndoumbé Diop commerçant yi foofee ñaawlu ñàkkum canal fa ñoom ña ngay artu sax bañ a fayati juuti faf bu fekkee ni mairie ba wutu ci saafara Babacar Diouf. boo duggee ci marché bu amul système de canalisation ndoxu taw yi dañuy jël place su nit ñi xam ne fi la ñuy dox taw yu bëri yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci diwaanu Njaareem ci guddi gi tax na marché Ndoumbé Diop kenn mënu fa jaar ak ndox mu di situation boo xam ne ni naqari na lool jaaykat yi moo duggee Diop mooy délégué commerçant marché Ndoumbé Diop. taw bi ngeen gis chance bi ñu ci am mooy daf koo taw ci ngoon ñun ñëpp ñu bokk fi nekk peel yaa ngi nii booba léegi ñu ngi yor ay peel effort bu nañu def ko ngir ndox mi dem mais tey su fekkoon daf ko def guddi ñëpp tëddi seen i kawlal dañuy xëy fekk place yëpp fees dell akum ndox tay danger daf fi am mooy ay fil courant mi ngi fi nit ñaa ngi jënd seen marchandise yor ko loolu lépp di ay problème yoo xam ne tey ku ci yàqule it yaay perte mais kenn la fay moo de ñoom nee nañ yàgg nañoo wax kilifa yi nga xam ne ñoo yor mairie bi ne lii bu tawee ne leen di jafe-jafe wante boobaak léegi dara defaguñ ko ci problème inondation bi yàgg na trop ndax daaw amoon nañ ko ñu neñu problème chantier bi la bi nawet bi jub si ñu dem ci ñoom ñu wax ak ñoom ne leen préparé wu leen ci problème mu canal yi ndax daaw amoon nañ problème mu ndox te mën naa am ren lay raw bu yàgg ba tey ñu naan ñu chantier bi tax na nag ñoom ñu jàttuñu sàkket ne daal xeex bi dañ koy xeex ba li nga xam ne moom lañu waraloog ñoom ñu leen koy defal ñun moom li ñu fas yéene mooy su fekkee defuñu dara benn effort bu ñu defu tam ñun ñu delluwaat ca lañ nekkoon rek téyewaat suñu loxo bañ leen a fay ndax mënuñu di fay loo xam du del si waat ci ñun duñu gis suñu bopp commerçant yi ci biir taw bi lañu yor seeni peel ak pik doon baare ndox mi nga xam ne dafa feesoon dell seen place yi nga xam ne fa la ñuy jaayee Diourbel RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar ñu waxtaanee defaram tali yi nga xamante ni moo ñeel dig-digalu Gondiol Potou loolee nag di lu baax waaye dafa jural coono ñenn ci waa Ndar ñu fare Gondiol rawatina village yu mel ni Moult bu Mbay Déggu Njaay ñoom ñëpp askan wa ñu nga yëglu foofee ca commune bu Gondiol ci li nga xamante ni mooy seen aw nekkin waraloon sax seen ak manifester kii morceau yu xonq Mouhamad Nabi Silla tali bu bees bi nguur gi taxawal ci diggante Potou ak Gandiol doon lu indi gàllankoor ci askan wi yeewoo ci Muyit Mbumbaay ak Teegu Ñay li ko waral dëkk yooyu dafa làqu suñ ko méngalee ak tali bu ñuul bi ñu tabax Abou Gueye ak Maguette Diop indi ci yi seede. da ngay obligé jël ay clando di génn ba ci sortie dëkk bi pour jël oto pour des raisons de sécurité aussi loolu daf ci graaw ndaxte tey ku ne xamante tey insécurité ni mu mel ci Sénégal alors que tali bi ci àll bi amul lu ñu njëriñ mais tali bu jaar ci biir dëkk ñun moo ñu amal njëriñ. tali bi lu muy yàqal mooy léegi da ngay dugg oto boobu nii la ci kaw tali bi laay wàcc taxaw kaw tali bi fa mu leen laay taxaw yaakaar na doomu adama sa dëkku fa te loolu lekk suñu sécurité foo bu ñu sañoon dañu am yoon woo xam ne dañuy indi fii même oto yi sagara yi fi daan daw sax nangatuñu wàcc fii suñu dëkkuwaay fi mu toll dafa gën metti ak nanu nekk woon manifester ak morceau yu xonq gu CODIC di collectif pour la défense des intérêts de Gandiol indi tegtal ci jafe-jafe yi aju ci génne li ñu bay wala li ñu napp ci bërëb bi lee mbay bi aussi waxaale wuñ ko ndaxte léegi bu ñu bayee ba pare pour ñu génne que c'est tout un problème tali bi daal bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax mooy que ne tali bi jaar ci ginnaaw ay problème kese la ñu jural loolu nag ñoo ngi interpeller son excellence monsieur le président Macky Sall. Maguette Diop di coordonnateur bu CODIC sax yokk ci jafe-jafe ndox gannaaw jéego yoo xam ni SONES jot na ko def ci bërëb bi lee ci wàllu ndox bi nga xamante ne tey gis nañu Gandiol am na benn amélioration bu ndaw doyul ndaxte gis nañu ay dëkk yu nga xamante ni ba léegi problème ndox ba aussi dafa causé lu ko mel ni Ñiling Mbaaw lu ko mel ni Génge ak yeneen dëkk ñu ñëw fa ici fi nga xamante ni ndox bi yeggu fa ñu jéem ko fa yeggale askan wi yeewoo ci Gandiol rawatina ci Mbumbaay Déggu Ñay ak Muyit di artu nguur gi ngir ñu wàccoo ak déggoo bi doxoon seen diggante ak askan wi ca ba ñuy taxawal tali bile RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Ndar di fàttaliku tey jëlee li nga xamante ni mooy 5 septembre 1895 bi ku tedd ki maam Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul jullee ñaari rakk yi ca bureau gouverneur ñaari rakk yooyu la ñuy fay màggal junni taalibe ñu ngi leen di xaar tey ji 5 septembre 2019 foofu ca Ndar wàllum njàngale ñeel wér-gu-yaram ak li nga xamante ni moo ñeel daara yi mbiram sëy tout tànk yi ngir gën leen ca daal di gindik loolu la ñi nga xamante ni ñooy acteurs communautaires yu département bu Pikine bëgg seen ab yéene la bi ci topp mooy mbooloom ndaw yi Sénégal adolescents yi rawatina ñuy dem ci centre ado yi gindiku foofee ci wàllu santé reproduction Moussa Gano la ñu ci àndal Moussa Gano mooy secrétaire général mouvement des jeunes pour la promotion de la santé kon di ndaw yu taxaw ngir lépp luy yokk jëmee kanam lii di fàggandiku ci wér-gu-yaram Moussa Gano ak Ndongo Ka. malheureusement suñ société bi moo demee noonu tabou bi am na fii xale yi du ñu am information bi ci seen parents yi déjà maternité bi bu ñu fa demee nekkul uniquement pour ëmb wala dañoo am ay rapports sexuels ak yooyu noonu parfois seen règle yi buy ñëw seen biir bi day metti parfois règle day tardé parfois dañu am infection yooyu yëpp dina tax ñoom ñu war a dem foofu noonu mais malheureusement suñ société sénégalaise dañuy xaw a xoolee benn bët bi ñooñu noonu moo tax espace conseil ado yi da ciy baax espace conseil ado boo xam ne am na conseil am na lépp day permettre ku fa dem duñu xam lan moo ko fa yóbbu exactement
jàllale santé de la reproduction moom mu ngi ci école yi c'est une très bonne chose donc ça permet jeunes yi fa nekk au moins ñu am aperçu si li nga xam ne mooy santé de la reproduction parce que suñu mot d'ordre mooy abstinence téye sa bopp donc téye sa bopp képp ku ñuy waxtaan maintenant pour daara yi aussi de permettre ñu mën a éviter infection yi ñu mën a éviter yenn gàllankoor yi nga xam ne moo nekk ci wàllu woowu. gis ne tey ñeenti at bi roplaan nag lii di avion Sénégal Air bi daanoo ñeenti at ci tey jile ab aéronef la bu waddoon ci waax yu Ndakaaru ginnaaw ak mbëkkante diggam ak roplaan bu mag di Airbus bu compagnie équato-guinéenne bi di Seiba juróom-ñaar ñu ne woon ci roplaan gu ndaw ga yëpp nag di bu Sénégal Air faatu ba fii it xotti roplaan ga ba tey kenn tegu koy gët fàttali ni ci yooyu jamono amoon na gëstu ki yër lu ñeel li nga xamante moo jur tiis week naqar gi jëm ci wàllu roplaan googe li kilifa yi gisoon ci wàllu gëstu gi mooy ñàkk wàccoo ak lii di ay jaar-jaaram fi nu ko rëddaloon mu waroon faa jaar di plan de vol ab respect moo ca amul woon. RFM Sport. Sport geeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane Gueye ñu dal di ko door rek wàllu basket ak coupe du monde basket bi nga xamante ñu ngi koy amal foofule ca Dongguan ca Chine jamono gi ñuy wax ak yéen nag Sénégal mi ngay amal jongante moom bu mujj digganteem ak Canada ñu ngi ci mi-temps bi Canada moo ko mëne 33-32 maanaam benn poñ kott la ko Canada daal di mëne donte sax Sénégal demoon na ba ci ay jamono rawee Canada lu toll ak fukki poñ ak lu tegal waaye yëf yi jeexagul ñàkkul ni incha allah dañ ci dellu ci nu mu gën a yaatoo ak suñu envoyé spécial foofule ca Chine di Soda Thiam lu ci mënti am rek jàppale ne amul benn équipe Afrique bi nga xamante ni qualifié na ci second tour googule coupe du monde bu basketball ci wàllu jogante fii ki simili yu néew danañu ko daal di door diggante Turquie ak République tchèque googule jamono itam Allemagne ak Jordanie dañu daal di kon bokk jogante Brésil ak Monténégro jamono gi door na Monténégro moom moo mëne 1 point d'écart 20-19 leneen yi nga xam ne mën nañ ko ci wax itam ci wàllu jogante 11h30 diggante Australie ak Lituanie ñoom ñaar daal di bokk poule ak Sénégal daal di gagné Sénégal ci ndorteel gi les tournois 12h diggante Grèce ak Nouvelle-Zélande lay daal di doon 12h30 République dominicaine ak France États-Unis ak Japon itam googule waxtu danañu daal di kon bokk jogante ñu daal di waxtaane wàllu handball ak Coupe d'Afrique des Nations moins de 20 ans bu ñu jagleen jigéen yi ca Niger tey jii lañ koy daal di door première journée bi Sénégal nag ci lay daal di soobu ci bu midi jotee diggante ak Guinée lay daal di doon Angola Congo Bénin Niger ak Tunisie bokk nañ itam ci googule tournoi ñu daal di waxtaane ba tey wàllu handball ak équipe nationale senior ci wàllu jigéen ñi di waajal li nga xamante ni moo di tournoi de qualification JO Dakar 2019 fii nag lañ koy daal di amal googule pré tournoi jàppale nag ki nga xamante moo di Frédéric Bouchon di tàggat équipe bi daal na siwal ni ki démb liste joueurs yi nga xamante ni daal ñoom la daal di kon bokk tab la ca yees moo di dellu kii di Dungu Camara mi nga xamante ni moom moo di góolu équipe bi doon itam capitaine bi ndax moom ci Coupe d'Afrique bi ñu doon amal ci Congo Brazzaville jamono yële wees woon jotoon bokk ndax gaañu bi nga xamante ni daal moo ko daal di tëral ñu déglu Frédéric Bouchon ci kàddu yi nga xamante ni jot na ko yëkkati gannaaw bu mu siwalee googule liste. Voilà, on a une compétition à jouer sur 4 jours. ñetti jongante la ñu am ci diiru ñeenti fan dinañu booloo ñàkkante ko xool li ñuy am xam nañ ne du yomb waaye bu ñu basé woo ci expérience bi ñu joueurs yi am rek foog naa du méttee noonu yàlla baax na dinañ ci jublu xool lu ñu am rek ñu jël. Il y a plusieurs compétitions maintenant ensemble de manière à pouvoir uniquement sur 2-3 jours faire des réglages. ñu daal di ko jeexaleek wàllum nawetaan ak phase nationale ONCAV ñu koy daal di amal ca diwaanu Louga stade Albouri Ndiaye tey jii ci ngoon dana am ñaari jogante ci demi-finale yi bu njëkk ba 20h diggante UARR bu Kaolack ak R100 bu Thiès ñaareel ba 22h diggante Déggo bu Kébémer lay daal di doon ak Yama Tooñ bu Ziguinchor la Jassane. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu yegg seeg mbokk yi ci wàllu cosaan gi ak chronique bu Hadj Ndate Diop. dal leen ak jàmm askan wi yeewoo ci dëkk yi di Sabadola ak Madina Sabadola ñoom la leen yitteel bu baax a baax di sëkk yi nga xam ni moom moo nekk ci boobu bërëb yooyu sëkk bokk ci li ñu duppee patrimoine culturel sénégalais moo taxit ñu bëgg ñu sàmm ko lool wormaal ña fa tëdd di li nga xam ni moom la ñu digtal ñi sumb yëkkati gi ñu bëgg a yëkkati yooyu dëkk Ibrahima Jabaxate benn ci préoccupation bu mag ci askan wi di yeewu fale ci Sabadola doon na seen aada ak seeni cosaan rawatina nag seeni armeel yi Soko chef de village la bu nekk fële ci Sabadola. affaire armère yi day nekk benn jafe-jafe ci affaire processus délocalisation bi suñu moytul ci affaire yooyu moom moo nekk point de blocage ci processus bi. ci kaw loolu jot nañu amal ay waxtaan yu bëri pour indi population bi ànd ci toxal armeel yi docteur Papa Dia spécialiste la ci héritage culturel ci projet Ñàkkafiri bu Sabadola. dañoo commencé par nit ñi xam dañ leen a suul ci biir kër yi parce que ñoom bu njëkk ni naan def ko am
maqaama boo gaañoo dañ lay suul ci biir kër gi parce que li ñu leen wax mooy booy déplacé kër mun na fa bàyyi dara da ngay déplacé aussi nekk ci kër yi dinañ commencé nag waxtaan pour affaire cimetière yu mag yi. dañu indi ay spécialistes pour gunge projet toxal armeel yi. dañoo am ñoo xam ne seen xel màcc na ngi déplacé ay armeel bu ñu ñëwee ñoo koy déplacé ak seen xam-xam waaye nag dañuy respecté l'islam bi ni mu ko tëral dañu respecté aussi ñoom seen gëm-gëm mooy tradition bi. benn kuréel te ñu ràññi ci ay sage ay imam ak ay notabilité coutumière ak religieuse samp nañ ko fële ci Sabodala pour gën a mën a waajal déplacement armeel yi. culture urbaine ci la ñuy wax ak édition bu njëkk bu Galsen Urban Beat Fest di ab festival boo xam ne nii door nañ ko ni ki démb ndorte la ñu ko doon amal ak ab conférence de presse ca maison des cultures urbaines ba nekk ca Wakam mu di festival boo xam ne nii ñoo ngi ko jagleel lii ñu duppee beat making Umar Mbow ma nga fa woon. beat maker yi ñoo aaye ñi bëgg xeetu musique boobu jóge ci culture urbaine yi war nañu wone seeni manin ci diiru benn weer daanaka ci festival bu njëkk Galsen Urban Beat Dixa di ki ko initié. dina am ay atelier de formation yoo xam ne dañu yor ay jeunes beatmakers ñu jëm leen teg ci yoon expliquer leen nan la ñu war a def ba créer musique boo xam ne jaar na yoon léegi ñu amale tamit ay conférence boo xam ne dañuy toog ñun en tant que beatmaker ñu waxtaan ci suñu beatmaking bi suñu art bi léegi dina am tamit benn projection boo xam ne ça parle du sampling. ban place la beatmaker am ci wàllum hip hop. rap bi ak beatmaking bi presque ñoo commencé loolu moo tax sax ñu commencé wax hip hop ak rap ak ñoom seen donc c'est des disciplines yoo xam ne elles sont sœurs te ñoom ñoo commencé woon. ngir benn place fanweer ak ñaar beatmaker ñooy jongante kon war nañoo def lu mucc ayib ngir yéem jury bi bile festival ubbi démb nag dina dem ba ñaari fukkeeli fan ak juróom-ñeenti weer wu ñu nekk ca maison des cultures urbaines bu Wakam. cinéma tey jii ci alxames ji la suñu représentant ya ca Clap Ivoire ca Côte d'Ivoire Badara Fall ak Mortala Kandji di dugg ci pom tey jii ci bëccëg la ñuy projeté seen film yi di étoffe d'une vie ak ordure. cinéma ba tey ak filmu Alassane Diago bi ñu duppee rencontrer mon père moom moo jël grand prix bi ci wàlluk film documentaire ci festival Afrique Clap ba ñuy amal ca Toulouse ca réewum France ñu fàttali ni ci boobu festival sax Gom bi di film bu Molikan moom moo jël prix mention spéciale court métrage jageen jëf ci déglu bi fii la ñuy yem dig daje ëllëg.